Bonjour les Sénégalais, bonjour les Rufisquois. On est venu ici, sur la maison de Pathé Gueye, l'unique gardien de but en 1977, qui a marqué son temps, comme les joueurs qui a joué ce final-là en 1977. Dans les buts, il y a Pathé Gueye, il y a Ataye Ndoye qui a marqué l'unique but en 53e minute. Il y a Assane Paye, il y a Ablaye Gueye, il y a Matam Ndiaye, il y a Ibra Kane, il y a Leyti Samb, il y a Khiba Thiaw, il y a Ousmane Ndiaye, Ousmane Baye, il y a Karim Faye, il y a Boro Gueye. Ces jours-là, on a marqué son temps en 1977. Aujourd'hui, on est venu ici, à Rufisque, à Diokoul, pour prendre ce monsieur-là, ce gardien de but. Donc, Gaï, bismillah, ñu dem xooli Pathé Gueye. Salaamaaleykum waa Sénégal, salaamaaleykum mbokk internet yi, salaamaaleykum yéen ñi ñuy seetaan. Tey ñu ngi ñëw fii Rufisque, Tëngéej, ñëw quartier Diokoul Ndiayène, fekk fi Pathé Gueye, le gardien de but de Saltigué en 1977. Final bi moom moo ko jëloon te ñu ñëw këram war ko jël mu war ñu wax ñun ñoo joué woon match boobu Pathé lu ko dugal ci football Pathé lan moo tax match boobu mu góolu tey mi ngi nii toog ak njabootam ñu war ko jël si kon sama caméraman kay topp moom. Waaw salaamaaleykum. Grand na nga def na ngay tey ça va tur bi. Yves Gueye waaw. Gueye loo xam si Pathé. waaw Pathé day xamal naa ko lu bare parce que sama promotionnaire la ñu bokk quartier bi ñu bokkee quartier bi bu pare ci seen kër laa amee soxna quoi donc mën naa cee wax ci moom lu bare. kan mooy Pathé Gueye. waaw Pathé mën naa wax ci moom lu bare parce que sama promotionnaire la ñu màggandoo ci quartier bi loolu weesoo tamit ma am soxna ci biir këram. mën naa wax ne benn sërëm laa takk sax fi laa amee soxna donc xam naa ko bu baax mën naa wax su moom lu bare waaw. kan mooy Pathé. waaw Pathé. moom moo dégg naa moo góoloon final 77 ah. waaw kan mooy Pathé. waaw kooku moom foofu moom loolu moom jaloore bu rëy la def parce que foofu ci la Tëngéej jëkkee am coupe du Sénégal te. li indi jaloore bi mooy dafa arrêté penalty boobu mu arrêté nag moo ko jox aura boobu mu am nii ba léegi waaw. grand Yves danga mel ne nga xaw a ragal micro bi quoi. non. waaw mais kon fooy tëjee. waaw fu may tëjee daal moo di ne moom ku baax la bon. am na jàmm nit ñi parce que dama xam naa sport bi moo ko may loolu li mu kii si sport def si yàgg daal mu defee après les saltigué dafa continuer bi mu jeexee les saltigué dafa continuer dem ci ASC yi mu ne ci ASC yi moom suñu ASC man bokk naa ci sax moom moo yore woon collège d'entraîneur bi moom moo ko doon diriger quoi bon jamono yooyu man maa ne président commission culturelle ASC bi donc. muy koo xam ne kii ku ñu daan xelal la waaw sport beeg culture bi yëpp daal macha allah waaw. grand Yves merci beaucoup. jërëjëf. donc salaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatulah. soxna si yaay. man maa ngi aji yaxare Gueye. nga si Pathé. Pathé sama frère la ñoo bokk benn papa. loo xam si Pathé. Pathé li ma xam si moom sama mag la ñu ma bokkal benn papa mooy fii kër gi moo fi nekk kilifa daal waaw ku baax la nag koo xam ne am na jàmm ñëpp. macha allah mu di ko ñaanal yàlla rek lu muy sumba yàlla na gën ci moom yàlla na fekk léppam. seetaan nga ko mu góolu. waaw fi la ma fekk yëpp ci kër gi fi la ma fekk. waaw mënoon na góolu. macha allah laalu cat macha allah. lu mu gënoon ma ne. man nag affaire yi football yooyu la kii woo ma ci noonu nag xam naa daal affaire yi daal bu ñu daan jël coupe bi ba pare dañu daan ñëw si kër gi temps yi fekk paa bi mu ngi fi ak maire yi yëpp ñu jubali fii kër gi yëpp daal macha allah ñëpp ñëw daal macha allah daal. nga fàttali tur bi. Aji Yaxare Gueye. Aji Yaxare Gueye merci beaucoup. waaw kii nag mooy soxna Pathé gardien de but de Saltigué en 1977 soxnaam mi ngi nii yaakaar naa moom war nañu wax lu bari si borom këram salaamaaleykum tur bi. waaleykum salaam Awa Cissé laa tudd. Awa Cissé tey ñëw jëli sa borom kër kan mooy Pathé. Pathé Gueye day mooy sama borom kër li ngeen di laaj nag mën naa leen si wax lu bari
xam naa li nga xam ne lii mooy wàllu football bi ngeen di laaj nekk na loo xam ne lii ba muy am boo fekk na jëlaguma 77 mais 78 laa marié ak moom mars le 5 mars 78 si lañ marié léegi football bi nag nekk loo xam ne xam nga daan nañ ko seetaan ñun bi ñu kenn nekkee ay kii ay xale daan nañ seetaan ay matcham mais mu nekk match boo xam ne bi lu rëy la woon fii si Tëngéej mu nekk final boo xam ne bi ndam lañ si am loo xam ne lii ñëpp dañ ko doon tiitaroo waaw surtout li nga xam ne lii mooy penalty bi nga xam ne bi moom la jàppoon mu nekk loo xam ne lii lu doy waar la woon mu jaaxal ñu bari waaw loolu daal mën naa ko wax si moom. mais borom kër boo xam ne dafa nekk sportif yow soxnaam méttiwul woon sa côté wala. ah déedéet métti woon sama côté parce que dama koy comprendre rek waaw xam ne football moo mel noonu daal waaw loo si xooloon rek doo ko si gis. ko daan conseillé yow. conseiller que xanaa mu góorgóorlu rek am jom am fulla am fayda am caractère si moom parce que métier moo gis rek fulla ak fayda ak jom ak caractère moo si yóbbu nit fu mu bëgg a dem. mas nga seetaan mu góol. waaw mas naa ko seetaan mu góolu parce que final boobu maa ngi ko seetaane woon si télé bi boobu marié guñu mais si télé bi laa ko seetaane woon. ayoon na mënoon na góol. waaw mënoon na góolu moom. lan la mënoon. penalty bi mu jàppoon moo lay war a wax ne rek mën na na góolu. yow penalty bi rek nga ko kal. ah foofu rek nga ko kal. waaw parce que foofu laa ko mas a seetaane. nga fàttaliñ tur bi. waaw foofu laa ko mas a seetaane Awa Cissé laa tudd. kon Awa Cissé merci beaucoup. maaleykum salaam wa rahmatullah. tur bi. Tukulóor Gueye. Tukulóor Gueye. Tukulóor Gueye waaw. Tukulóor Gueye lu ko si boole Tukulóor bi. ah man sama maam lañ ma tuddee noonu laa tuddee. sa maam la ñu tuddee. waaw. waaw mais yow Pathé sa lan la. Pathé sama mag la. sa mag la loo xam si Pathé gi. baax yaru tabe. waaw loolu laa xam si moom. woof njaboot gi yëpp nag. bi mu doon football loo ko daan conseillé. macha allah boobu nag gëj nañ fee nekk ay xale yu ndaw a ndaw. waaw mais nag moom conseiller bi mooy bu góorgóorlu rek. xam ne indi na fii si Tëngéej loo xam ne ni moom kenn mosu ko fi indi. 77 loo ko mën a fàttali. 77 de. ñi di la seetaan. ah animation bi rek kër gi dafay fees guddi bëccëg suba ngoon ñëpp di ñëw autorité yëpp. jour boobu loo si mën a fàttali jour boobu. même Kora Fall ay Njuga Jeng ñoom ñëpp dañ daan ñëw fii. jour boobu nan nga def fecc nga. waaye weesu fecc. loo doon fecc. suñu armoire yi lañ jënd yëpp di may géwal yi rek di maye rek waaye affaire bi neex lool macha allah. yéen a nekkoon supporter. te nekk vedette bu mag boo xam ne nii ñëpp dañ koy tiitaroo chaque jour fii dañuy toggi añ. chaque jour que jëfee. yow feccoon nga laaw. ñëw lépp lañ doon def fii moom. loo doon way. waaw yooyu moom dama koy fàtte moom waaw. waaw kon Tukulóor Gueye fooy tàggoo yow. ah di sant di gërëm rek xam ne lii moom baax na mais nag jour yi yore woon kii affaire bi nu mu tudd ñi demoon final ba. ñoom nag dañ leen war a dimbali wax dëgg yàlla. autorités yi Tëngéej fii amuñu benn njëriñ ci jour yooyu. waaw même Kora ak ñëpp dañ leen war a dimbali seet leen même kii xam nga kii war nañ ko mën a yóbbu penku. defaral ko ba mu baax. mais dara parce que Tëngéej bu ñu xamee Tëngéej sax ñii ñoo waral Tëngéej waaw. mais nag xam nga fii Sénégal moom da ngay waaru toppatoo ñu ñi faalewu ñu leen sax waaw. Tukulóor Gueye merci beaucoup. waaw loolu waaw jërëjëf. Tukulóor Gueye moo wax loolu yéen ñi ñuy seetaan il faut ngeen xool ñi nga xamante ne nii ñoo fi nekkoon 77 jël fi coupe ñu toppatoo leen am na ñu bari ñoo xamante ne ni dem nañ mais am na ñu fi des yéen kilifa réew mi ngeen jàpp si toppatoo ñi nga xam ne ñoo fi des parce que ñoo fi indi woon coupe du Sénégal en 1977 jërë ngeen jëf pareeguñu ñu avancé dem jëli ki ñu fi tax a indi muy Pathé Gueye le gardien de but l'unique gardien de but en 1977. yéen waa Sénégal leen ñu seetaan tey waxoon naa leen ko ne leen dina may jëli gardien de but bi nga xamante ne nii ñoom ñoo indi woon fii coupe du Sénégal en 1977 muy l'unique coupe boo xamante ne nii ñëw na fii tey yaakaar naa fàttewu leen Ataaya Ndoy wax naa leen ko sànq en français ay Xiba Thiaw Matam Ndiaye Grand Leyti ñoom Assane Paye ñoom yàlla leen yàlla xare àjjana te yeexe ñu tey ñu ñëw ki nga xamante ne nii moo nekkoon ci camp yi te penalty à la 43e minute c'est Ataaya Ndoy qui a marqué l'unique but à la 53e minute te ñu ñëw toog ak Pathé moo nekk nii bokkoon ci génération boobu ñu war ko sargal war ko aussi jàppale salaamaaleykum Pathé. waaleykum salaam
maa ngi nuyu waa Sami TV di nuyu seen auditeurs ak auditrices yëpp di nuyu waa Tëngéej en particulier waa Jokkul Njaayeen Jokkul gi yëpp sax kat Jokkul yëpp di nuyu sunu waa kër suma ñaari soxna Awa Cissé Awa Diagne Benga di nuyu waa kër gi ñi nekk fi ñëpp daal di nuyu Yves Badou Boy sunu waa Grand Place ñoom Baye Ngala ay Baye Ngala Ousseynou Gueye Baye Zin gaa yëpp waa Jokkul yëpp daal bu ma limee damay ñëw. mais père man ñaari soxna yi man Awa Cissé rek laa gis. waa kenn gi nag dafi newal mu ngi yaraax mu ngi Kër Mbay Fall. waaw foofu la nekk. kon man moo ut beneen yóbbu Kër Mbay Fall. ah waaw normalement war nañ def émission foofu. waa père Pathé waa Sénégal ñu ngi lay seetaan Europe ñu ngi lay seetaan ñëpp ñu ngi lay seetaan avant ñuy dugg tey si match boobu en 1977 yow nga dëkk Jokkul yaroo Jokkul lan moo la dugal si football. non football nag dama yàgg bëgg football depuis coupe scolaire école dañ daaw football coupe scolaire léegi man boobu laa commencé kii parce que man daaw ma góol sax dama daan joué demi-salle la daan joué coupe scolaire après di def athlétisme yooyu laa daan boole après xam nga rek affaire yi guni moom 68 bi ñu jógee école ma dem tailleur bu ma daan liggéey au lieu mu dem liggéey ma dem football yi noonu laa ko daan jàppoo ba 69 70 ma dem signé ji licence modèle de Mbao laa jëkk a football quoi fa laa nekk 70 69 70 si fusion Lamine Diack bi ba 73 ñu def fa finale coupe du Sénégal junior Mbao contre GIA dóor ñu 2-1 après 74 Malick Mbaye grand Malick Mbaye moom moo ma jëlee Mbao andi ma saltige. waaw avant ñuy dugg si saltige parce que gu nekk Jokkul temps époque bëri la gënoon bëgg football. waaw non man nag dama daan ànd ak kuy bëre mais man daaw ma bëre. ko daan àndal. Adama Gueye moo dëkkoon fan. Adama Gueye mooy Magu Kula Gueye moom décédé na Gabon la décédé sax. mënoon na bëre. trop sax mënoon na bëre sax moom laa daan àndal man maa daan téye ci mukaay li. waaw ku la nekkoon aussi latéral équipe nationale ah ku la sa lan la. suma rakk la suma rakk la. kon yéen famille sportive la macha allah. nga sax du Kula rek parce que Kula am na mag xooy Pathé kooku tey footballeur la woon da daan football. fa laan football. na modèle de Mbao. Adama Gueye aussi daana bëre mais aussi daana joué. man bu ma daan football senior moom moo daan góolu junior yi après des fois ñun ñaar ñooy def kii nekk titulaire kii ne remplaçant. mais noo def ba ñëw saltige. saltige Malick Mbaye moo ma jëlee saltige moo ma jëlee modèle de Mbao andi ma saltige léegi après même suma première année saltige ba toog naa lu yàgg sax dama signé licence mais gars yi daawuñu ma classé mais mu am benn match ñu dóor saltige lu bari quoi score après ñu door a defar suma licence ñu jëm am match contre Linguère à Saint-Louis foofu laa jëkk a football suma premier match saltige foofu la contre Linguère. boobu da nga góolu woon wala nga football. damay góol saltige moom góol laa fa doon def. muy ban année. ay 75 76. 75 76 boobu ñaata gardien de but ñoo fa nekkoon. booba maa nga foon ak Ousin ak sunu benn grand titan ak benn góol bu newoon Saint-Louis Ibou Fall ci waa Thiawlène la aussi am na aussi yeneen gardien waaw maa ngi si dégg benn gardien bu ñu daan wax xaw ma nan booy sant booy. Pape Boy Ndiourène fi c'est que Pape Boy moom temps boobu ñun daawuñu football temps boobu man ne maa ngi man modèle de Mbao parce que Pape Boy maa ngi fàttaliku dernier match am saltige GIA la woon benn nocturne lendemain tabaski la woon aussi keroog Sega Sakho foofu la bàyyee football sax presque boo nga xam Sega Sakho def na koy doy war a lu Sega Sakho def. Sega xam nga Sega dafa mënoon a football. kon yow football nga wax Sega Sakho. waaw Sega Sakho football nañ. football noonu ay Sega Sakho man yàgg naa commencé 68 69. moom ban poste la woon football Sega Sakho. attaquant la woon ailier la woon. di gën a dafa mënoon dugal ah. Sega Sakho même am na benn rakkaam sax Pape Malick am na benn sélection bu ñu mës a def fi Brésil équipe bu Jokkul Brésil ñu football ak Gendel presque nawetaan temps yooyu coupe préfet lañ daa wax fii
terrain bële terrain géej boobu mais Sega Sakho boobu ñoomin Mawa Ndiaye ay presque équipe nationale ay Demba Mbaye Kendel mu dóor ñu 1-0 fii à terrain jokkul wàgg boobu. waaw nga ñëw Saltigué 70 ans 75 nga ñëw Saltigué 75 bi nga ñëwee Saltigué ñoo fa fekk. fekk naa fa ñoom Assane Paye ñoom Leyti ay Ousmane Mbaye ay Xiibo Mendy ay presque ñi ma fubal ndool 77 ñëpp parce que temps boobu ñoom bi ñuy fubal boobu man maa ngi doon fubal Mbao te dañ daa fubal Mbao première division la ne woon dañ daa fubal contre Saltigué mais buñ daa fubal Mbao Saltigué man buñ ñett semaine ba lay ñëw la ñoo fubal contre Saltigué si laay toxu dem Mbao fa laay toog bañ fubal a Saltigué ba pare ma door a ñibbisi waat waaw même Rufisque ñu bari defoon nañ ne man Mbao laa dëkk sax. mais qualification boobu ngeen dem final parcours boobu foo leen jaar. suñu premier match ñu ngi dooroon Bargny 2 éditions terrain Assane Diouf boobu si booru géej foofu dañ ko jëkk dañ match nul après ñu ñu rejoué ñu dóor ko après dem Kaolack fe daje ak ñoom bëgguma ak kii wu GIA boobu FC Fatick la daal waa Kaolack yooyu maa ngi fàtte tur bi waa GIA bi te bu ma doon dóor coup franc yi nii non après ñu dóor GIA ñu dóor Fatick 1-0 fële dal di ñëw fi daje quart de finale ak Asfa waay ñu dóor Asfa 1-0 benn suñu bii sax benn corner la Maas bu Sanca ba moo dugal bi daje demi-finale contre Ray ñu dóor ko 3-1 keroog Moussa Diallo ñang bi gaañu na sax yàlla ko yàlla yërëm mu dugal fi bii bu doy war suñu 3e bi après daje finale ak Jol Diop dóor ko 1-0. waaw préparation finale boobu nan la demee. une semaine avant finale bi lañ regroupé Sénéfa une semaine avant finale bi lañ regroupé Sénéfa bu ñu xëyee dem entraîné ji bu ngoonee ñëw mais finale boobu lu bari moo si am finale boobu parce que booy xool Rufisque et banlieue ñëpp ñoo jàppoon si finale bi quoi chaque jour am na benn délégation banlieue bu war a ñëw pour defal ñu ay affaires yooyu chaque jour. mais fan ngeen doon entraîné finale bi. Ngalandou Diouf. booba Ngalandou Diouf commencé gul ñu ngi woon terrain bi mais Ngalandou Diouf lañ terminé journée finale yëpp. yéen central ngeen démarré. moom lañ démarré mais Ngalandou Diouf booba kenn taayeegul gazon bi sax parce que ñun ñoo jëkk a ubbi Ngalandou Diouf foofu. bi ban année. 77. 77 la Ngalandou Diouf ubbi. 77 waaw 77 la ubbi. ba fi ngeen paree jour final bi nan ngeen demee ak Tëngéej ñu mu leen toppee jour final bi. mobilisation générale parce que avant loolu sax buñ jaar dem entraînement booba dañ amoon benn problème booba Assane Paye parce que Assane Paye ñun regroupé nañu lu mat 4 jours moom ñëwul regroupement mais nee na foo dirigeant Saltigué dem seet sa ka régler problème am pour mu door a ñëw pour football. ban problème la woon. interne la woon entre ñoom ak kii mais xam naa gars yi rek la nekk moom mais biñ toogee defe ni saa waay day caaxaan ñun bu ñuy dem terrain ba ñu ngi koy romb si juuti bi foofu mu gàddu godaas yi jëm bu ñu entraîné ba pare mu dem ñibbiwaat këram. kon day gàddu godaas dem terrain toog. non day entraîné. day entraîné dem ñibbi. daw ñëw regroupement le jeudi la ñëw regroupement dal di defar foofu benn xayma xam nga moom Mourtane la ne woon. ay rideau yi la jël defar ko benn néeg ñun ñëpp ñu taxu dem kii place Assane Paye bi waaw ñun waaye parce que nous étions plus nombreux ñun waa Jokkul yi nous étions 6. waa Jokkul yi ñan la woon 6 yi. man Assane Paye Moussa Diallo Ablaye Gueye Ndama Ndoye Pora Gueye 6 titulaires yi waa Ndiayène ay titulaires à part entière la yowoon Saltigué équipe bu Ndiayène boobu. mais ngeen dugg si match bi final bi ngeen footballé ko ban stade. Demba Diop. même avant ñu dem final bi sax boobu am na beneen ay fee yu kii sax parce que bi ñu duggee si oto bi war a démarrer chauffeur bi war a démarrer parce que ñu ngi commencé Sénéfa mais ñu ngi terminé Fass. Fass lañ final biñ ne la suba la final bi ñu ngi regroupé Fass lañ dem fa lañ final après continuer kër Dout Sène benn dirigeant Saltigué la woon sax Dout Sène gaañu na ndeysaan fa lañ nekk après bi ñu sangoo ba pare parce que même préparation finale bi defal nañu fa ay affaires yoo xam ne comme mbër yi ni ñuy def. yooyu doon sangu. mbër yi waaw même ça au delà de sangu bi sax
parce que dañoo ñëw am na benn affaire bu ñu laa jox yooyu ay Senghor xam nga Senghor yooyu Senghor yu mbëri di yor. yu mbëri def ni dañ lay jox benn nga tàllal ka ni géwal bi géwal bi xam nu mu tudd day ñëw dóoral la juróom-ñaari galan yooyu nga tàllal affaire bi léegi après nga takk sa ndigga jog dal di dem. yéen 22 yow ñun ñëpp waaw ñun 16. yéen 16 jours moo daan am quoi. 16 jours moo amoon. waaw biñ paree biñ duggee si oto bi léegi chauffeur bi war a taal oto bi dem chauffeur bi mooy Mbaar Wadd. Mbaar Wadd jokkul Njaay la dëkkoon mais ni mu sëggee si oto bi noonu ndekete boobu mu ngi jooy rek te mu ngi war a taal ñu war a dem. léegi lu mu doon jooy moom. ah ba xam affaire bee ko jàpp rek. émotion. parce que supporteru saltige la woon. parce que moom biñ ko laajee dañu xiiba moom xiiba la doon xelaat quoi. lu tax mu xalaat xiiba. parce que ni mu tuutee noonu quoi. te presque football saltige bi moo ko yor. xiiba caw milieu terrain bi. moom la Ablaye Diaw daan waa le tout petit homme du milieu du saltige. waaw léegi ngeen wàcc Dakar dugg si stade bi. bi ñu wàccee avant ñu dugg si stade bi. booba dañ ne woon oto bi amul arrière. anama rek lay dem. waaw biñ nee bu bëgg a duggee stade benn oto paan si yoon bi noonu. te ñu waratuñoo jàdd fen ma ne dirigeant yu kii quoi. gars yi dañ wàcc oto bi. oto bu ndaw bi nes kanam paan gars yi dañ ko yëkkati teg fële. dañ koy yëkkati mu jóg. teg fële après ñun ñu avancé. dem léegi biñ ñee dugg si stade bi léegi ñun fi ñu war a jël échauffé waa jël jóoba nga fa woon mais dañ dugg rek ñoom ñu daw. ñu daw abal leen. daw abal dal di bàyyi ñu foofu ñun waay ay fee doy waar waay. dëgg la mais jël Diop yan jour nga si mën a rappeler yu football final boobu. xam naa ñëpp Moussa Diop moo góol woon latéraux yi Pilinci moo fa newoon ah Baba Sarr ñoo ne woon onkat boo man maa ngi onkat amoon na Samba Diallo ku mën a football sax Samba Diallo Cheikh Diagne Baba Sarr Mangasa capitaine bi ñoom aussi ñoo ne woon onkat Mangasa ñu bëri ah. waa ngeen démarré match bi première mi-temps bi ngeen dominé wala leen sëppu. non kii la nii rek da match bi dafa équilibré parce que Jal Diop dañ ko daa dóor avant ñu football. Jal Diop match yu même boo liiree interview yi ne si journal bi fii layti dana ma ñun football tiituñu si parce que Jal Diop équipe boo xam ne bi toujours dañ daa réussir. mais match bi daw 43e minute nga gars yi am penalty boobu nan la demee. moom laa la bëgg a penalty bi benn action Cheikh Diagne la et moom Ablaye Gueye. Ablaye Gueye mooy sunu demi-centre bi moom aussi waa Ndiayène la Cheikh Diagne moo échappé Ablaye Gueye dugg tànk yi moom Cheikh Diagne dafa dal si tànk yi rek daw arbitre bi ne penalty layti ñëw sukk si ma kaw ni commencé jooy ma ne ko grand looy jooy damay jàpp penalty bi noonu la kawee. mais foo tegoon loolu yow da ngay jàpp penalty foo ko teg. parce que man dama mas a jàpp di jàpp penalty keroog wax naa ko lay jaw su ma inti émission bi TFM la wax expliqué naa ko lay jaw mais waa ji dafa teg penalty Amath mooy daxoon dóor fi parce que man lii gënoon tax ma góolu sax am kii yooyu si la parce que Ousseyn moo doon presque match yu bari moo góolu mais Amath dafa mënoon bal arrêté corner yi te man suma fort mooy woon bal arrêté centre kii traversé yi bal transversal yi corner yi yooyu lu ne si surface de but bi 6 mètres yi yooyu yëpp man dama koy jëli. mais noo def ba jàpp penalty boobu. mais penalty waa ji dafa dóor bi mu tegee ballon bi man may daw baagante kaay yi baagante dem camp la ñëw taxaw si digg bi taxaw jàkkaarloo moom dóoral ma jàpp. loolu nga wax. waaw dóoral ma mu dóor ma jëli ballon bi xii ma ñëw layti ñëw sukk si ma kanam commencé jooy encore. te lépp yaa ngi si biir match bi. lépp mais nag bii ñu mitaawee nag foofu la ma affaire bi jàppee may jooy di dem vestiaire yi boobu la Ablaye Diaw daal je ne sais pas pourquoi il pleure d'autant plus qu'il est dans la brèche affaire commencé ki yooyu quoi mais affaire bi day waay boo paree nga déglu day neex. mais après bi ngeen duggee vestiaire. bi ñu duggee vestiaire comment kii di entraîneur rectifié man fi ma toog laa toogoon noonu rek booba man dama naan bu yeboo gayndu sax parce que man def naa loo xam ne lii dootul dañ si analyse football. héros nekk nga héros. arrêté un penalty à la 43e minute. c'est final. dara la quoi. mais après deuxième mi-temps yi ñëw ñu démarré 5 minutes yooyu. par 53e minute. léegi ñu am benn touche. côté découverte. Poro moo touche ballon bi. Matam
transversal que Attaya mu daw ñoom 3 ñoo laal ballon bi. dafa daw rek virgule ballon bi. yóbbu ko deuxième. deux baax Moussa Diop fi mu sëggani bal bi dem na bu yàgg. gisul dara. affaire bi jeex avant boobu tey même am na Cheikh Diagne am na fa benn bal. benn bal ñëpp dafa woon lañ nga dugg na mais waa yow parade bu doy war la def foofu. parade bu yéeme. doy war billahi jëli ballon bi teg dégg waa yow. mais instant boobu final boobu est-ce que Tëngéej yóbbu noonu ay car mobiliser ngeen. plus de 30 cars. ñoo demoon. stade bi dafa fees dafa feesoon del ma nee naa la bi ñu jëlee coupe bi ñu ñibbisee Caaroy lañ ñu arrêté Caaroy. ku leen arrêté Caaroy. Caaroy supporters yi. supporters Tëngéej yi. Tëngéej Caaroy ba Rufisque. ngeen ñëw jubal fan. Kër Kora président Kora. boobu Kora mi ngi dëkk fan. këri suuf. final boobu lu bare la si Kora def. boobu Kora moo noon président bi. président depuis 75 man li ma ne saltige yëpp Kora moo ne le président. ku ne woon seen coach. c'est que Mbaye Ndoye Sall. moo ne woon coach bi mais nit ñi dañ defe ni Sega Diouf mooy woon coach bi mais Mbaye Ndoye Sall mooy woon coach principal. parce que démarrage championnat bi Sega mooy woon coach bi mais dafa démissionné woon. après Mbaye Ndoye Sall moo ne woon responsable matériel bi après mu jël équipe bi léegi après Sega ñëwaat mais Mbaye Ndoye continuer même boo gisee interview yi ne fii si kii bi fii sax di nga gis affaire yi quoi. Mbaye Ndoye Sall moo dëkkoon fan. moo dëkkoon Thiawlène Mérina xam nga Thiawlène mais amoon na jabaram mu ngi ne woon Njaayeen. Càmbeen Njaayeen foofu. Abi Sam mais léegi yéen ngeen ñëw Tëngéej nan la leen waa Tëngéej teeroo. mais kenn amul foo jaar Tëngéej ji ba fees pour dugg kër Kora rek problème la. dafa feesoon del mais affaire bi am na une semaine Tëngéej di feetu affaire bi. est-ce que amoon ngeen xaalis final boobu yéen. waaw mais xam nga amul xaalis amul parce que presque boo xool ñun ñu ngi joxoon prime 36 000. kenn ku ne. kon nekku ne 36 000 parce que 500 000 la ñu Kora jox. après li ñu meen mu ne 500 000 mu ne presque ay 1 million léegi ñu diviser que ñii masa football saltige yëpp xam nga bu fekkoonte ne pour ñiy jouer final bi la. mais xam nga du ñuy jouer final bi dañ terminer rek. mais am na ñoo xam ne ñoo tax ñu yegg a final. ñooñu ñëpp ko boo fubalee benn match am nga boo fubalee 2 match am nga. ñëpp ñun ñuy fubaloon nag ku ne amoon na 36 000. mais 36 000 77 boobu xaalis la woon wala. waaw xaalis la nii rek parce que booba ñun dañ daan liggéey. bon man maa ngi ONCAD ak ñu bari ñenn dañaa ngi contrôle économique. booba presque ute nag léegi parce que booba boo daan fubal gars yi dañ lay utal fooy liggéey. dem si yàlla si Assane Paye booba daana ne xam nga booba mu ngi woon raffinerie. mais avant mu ne raffinerie foofu booba amoon na yeneen poste parce que day fubal bu fubalee dimanche mercredi lay liggéey. toujours gars yi dax bu ñëwee gars yi ne utal leen ma place wala du ma fubal gars yi utal ko. mais yéen ñi dëkkoon Jokkul bi ngeen dugg see Jokkul nu ñu lay recevoir surtout yow mi nga xam ne yaa arrêté penalty bi nan leen recevoir. mais même gis nga bi ñu jëlee coupe bi noonu. bon man le lendemain dama xëy dem Dakar su ma benn mag fa laa nekkoon. moom laa seeti woon. mais après ñoomin Ndiouga Dieng. il faut ñëw nañ si kër gi fii topp joueur yi. Ndiouga Dieng waykat. Ndiouga Dieng waykat waaw. ñëw nañ fi ñoom ñëpp ñëwoon nañ fii di kii. mais man boo fekkuma fi après nag laa ñëw dégg ak coow loolu. mais temps ñu ay héros la ñu woon jamono boobu. Tëngéej foo jaar paate Assane Paye attaaya yooyu nga instant boobu ana sa papa ak sa yaay ñu ngi. ñoom luñ la wax juro paa bi sax kontaan na si mais xam nga paa bi moom ni mu si dee ute naax yeneen kii paa yi moom dégg naa bi ñu ko jëg ñëwee fii moom da leen daan wax naan paate yaa jara àndal ba stade rek loolu daxa jara joxe ko fa paa yi moo daan wax loolu paa yi moom loolu maire bi nag lu mu wax maire bi mooy joxe ay yére ma xaalisam yooyu mais paa yi moom dana paate yaa jara àndal ba stade loolu daxa jara joxe ay ko fa loolu la waaw ñu revenir daal tuuti ñëwaat tuuti mais époque boobu xam nga ne tey saltige demoon na coupe du Sénégal en 77 ak saltige bu léegi quelle est la différence. non différence bi sori na trop sax parce que saltige boobu à léegi c'est du benn mais booba saltige équipe bu baax a baax la amoon équipe bu baax la amoon saltige moom léegi du benn. mais saltige demaan na final en 88. demaan na 88 mais dañ perte boobu tamit amoon na équipe bu baax mais dafa ñàkkoon match bi saltige Linguère. dafa ñàkkoon match bi 1-0. mooy ñoomin kula yooyu parce que ñoomin kula yooyu lañ ko bila ay Vieux Sow
ligue yooyu ay Kula Vieux Sow ñooñu la woon quoi équipe ba mais temps ay ñoom Anzouman Mbili waaw parce que Anzu moo góolu match boobu. ay Mongol Kanimar équipe bu baax lañ amoon ñooñu. waaw mais temps yi saltige yëg na yaakaar naa yëng problème yi fa ne. waaw saltige. parce que tey maa ngi dégg ñu ne Kora dafa war a tëb Kora dafa war a abal nit ñi parce que yàgg na si président bi tey yow ma gis ay anciens joueurs yoo xam ne ñu ngi woon saltige ñoom dañu dajaloo ñu dajaloowee am ñoom lu ñuy wax ne non Kora dafi jóg ñii ne non Kora na fi toog tey en tant que parti jël final coupe du Sénégal tey lan ngay wax si loolu. non man li gars yi wax noonu man d'accord ma li gars yi wax parce que Kora na fi jóg rek dafa yomb parce que Kora mais un président lan lañ ko soxlaawe un président lan lañ ko soxlaawe pour ay financement président bi duggul si terrain bi football président bi lenn la man indi ay financement jox gars yi waaw te Kora depuis bi mu fi nee ba léegi lu mu man mu ngi ko siy def moo si def son argent équipe bi amul woon sponsor amul woon dara équipe bi léegi la am sponsor actuellement nii la am sponsor Eiffage te sponsor boobu sax demeewul noonu 15 millions saltige fi mu ne nii ensemble xaalisam boo kaa xool 20 millions la sans l'apport du président Eiffage moo joxe 15 millions mairie ville joxe 5 millions ça fait 20 millions 5 disciplines saltige am na 5 disciplines c'est la seule équipe boo xam ne mooy def discipline handball volley football basket ak basket waaw ak athlétisme. kon yow ma déggee sax mooy lii gars yi di wax ne Kora mu dem doyal nañ yow d'accord aussi. non gars yi dañoo wax nii rek parce que gis nga wax pour Kora na fi jóge nii rek loolu dafa yomb kan moo ko remplacer. ñoom nee nañ am na ku ñu préparé de. Salam Gueye la ñoo wax Salam Gueye nekkoon na fi man de fekke naa benn assemblée générale saltige Salam Gueye était là-bas parce que day doon wax na day kii mais avant réunion bi commencé moom nee na il est avec Kora c'est l'assemblée générale bi mujjee man maa nga foon maa ngi document yi nii ah Kora li mu man mu ngi ko si def président Kora ma ne Tëngéej fii lii Kora def si saltige fii amul kenn ku ko fiy def. mais siège bële ñu ngi ko doon wax siège bële amoon na ay problème seen siège terrain bi nekk fële. amul benn problème. siège bi amul benn problème ay quelques personnes ñoo ko ëpp ay personnes ay kii siège bi gars yi ñoo ko moyoon saltige mooy terrain Rufisque 2 joueurs yi laaj problème yi siège bi ñoom te joueurs yooyu amoon ne fa ay terrain joueurs yi diriger kii boobu ñoom ñëpp ku ne am na fa terrain. kon joueurs yi nga xamante ne ñooy kaas nii ku ne am na terrain foofu. terrain surtout te ku leen ko may Kora. Kora mayu leen ko autorité yi xam nga man kaas naa loolu sax comité directeur saltige ñun bi ñu jëlee coupe bi en 1977 ñoom bi ñu ñëwee dem final ñu dóor leen Mbaye Jacques Taye moo nekkoon le maire Mbaye Jacques may ay terrain saltige ay terrain ñu may ay terrain ñu may jox gars yu bari jox nañ leen ay Kula principal mouvement bi nga wax noonu moom moo ko dirigé Kula am na Mongol am na ñoom it laay ñoom am nañu terrain man nañu yéen nun ñi xam ne noo indi woon dara fii à Rufisque ñun kenn joxuñu te ñoom jox nañu leen ah. kon yéen ñi jël coupe du Sénégal kenn amul terrain. Assane Paye. lan moo tax Assane Paye am taa yow amoo. waaw man de aw ma woon. waaw lu tax. parce que nii ma la ko waxee nii noonu laa ko waxee comité directeur. Kora ñëpp a ngi toog ma ne principal concerné yi nun amuñu woon mais ñiy coow ne amoon na ay terrain ñoom ñëpp amoon ne. yéen kon bi ngeen ñëwee jóge coupe du Sénégal jël ko leen ngeen am 36 000 rek ngeen am. kese kenn la joxuñu leneen loolu rek leen jox. waaw mais tey yéen jour ñi yéen ñi fi des nii pourquoi yéen mënuñu leen gestu am loo xamante ne nañ leen ko defal parce que da ngeen fi indi woon lu rëy. xam nga ñi am ne dañoo topp si équipe bi noonu xam nga man suma classe gi. dematul woon si ay affaires yi ay saltige ay kii yooyu man dematul woon sax si yooyu. même nawetaan sax kii woon naa. waaw mais après président moo ma oo pour copte ma pour le comité directeur saltige. président Kora moo la woo. ma dem moo ma oo day ma soxla man ma ñëw parce que. kon est-ce que loolu taxul nga ngay faral Kora. non faraluma Kora ma dëgg gi rek laa wax. dëgg lii am rek. Kora benn yoon lañ ko fi ma sa remplacé kii nga remplacé woon 4 mois la def nee na def ab salaire am 400 000 francs la man si yor këram di si yor saltige
mu démissionné joxaat ko saltige joxaat ko Kora. waaw Kora ñëwaat yor équipe bi. mais la moo tax gars yi kon ne doyoon nañ ci moom. waaw ay problème de personne la rek parce que terrain yooyu ñoo wax naan Kora da ko jaay. mais Kora soxlaawul loolu. cité Kora bi 300 parcelles. Kora daa maye lépp. 300 parcelles mu maye lépp. waa jokkul fii yu bari moo Kora moo leen dëkk foofu Kora moo leen maye parcelle. kooku dina xëccoo ay benn parcelle fii pour ab siège ne rek day jaay loolu. non non. su gars yi dañoo wax nii rek mais Kora gisuñ waay Kora li muy indi saltige fii gars yi dañoo coow nii rek man faruma du ay question far de man li ma fekkee rek lay wax. waaw Kora jox ma añ jox ma réer jox ma ndekki. waaw man lii am rek lay wax. Kora fii man en tout cas jusqu'à la preuve du contraire man gisuma ku ko gën Kora fii. mais nee nañ. fii Tëngéej sans saltige sax da ngaa xool Rufisque fii Kora lu mu fi deful amul mais remplacer ko pourquoi parce que ñoom contre ne Kora rek ne dee war remplacer Kora te chaque semaine dina dépenser plus de 400 000 francs athlétisme buy dem basket di dem handball di dem volleyball di dem football di dem mais ñooñu ñëpp dañoo dox di dem est-ce que xaalis moo leen di yóbbu. te waaw yow Kora man daal du question dama faral Kora yooyu. Kora aussi mag la Père Pathé léegi. président club soxlaawul mag xaalis bi la gars yi soxla équipe bi dox loolu mooy problème mais du question âge bu doon loolu Abdoulaye Wade daa gi ne woon président ñaati at laa woon. kon yow loo bëgg mu continuer ñu bàyyi ko mu continuer. Kora daal tant que mu ngi mën a dem. nañ ko bàyyi mu dem wala mu def loo xam ne lii dañ ko war a dindi si postam voilà mais gisaguma ko fi man dama gisul Kora day dépassé lu mu am da koy dépassé. parce que dama dégg ñu ne réunion yi passé moom Kora ma nga fa woon mais dafa am ñoo xamante ne ñëw nañ fa mu dàq leen réunion bi comme ko ngay wax noonu saraka boobu Mamadou Gueye dàq na ko réunion dégg naa. moom warul woon sax ñëw yow réunion bu ñu la convoqué wu loo faa def kenn convoqué ko mu ñëw fa surtout comité directeur. réunion communautaire tu n'es pas convoqué man boobu réunion boobu ngay wax noonu man mooy suma première réunion. yaa ngi toog kon. maa ngi toog man maa doon ñëw di ko wax génnal mooy suma première réunion. kon dañ ko dàq. waaw dañ ko dàq. lan moo tax ñu dàq ko. moom dañ invité wu ñu la dañ la war a dàq est-ce que loolu yoon la. non du question avant. dafa fubal saltige de carrière am ba mu def ko saltige. deful carrière am bépp saltige. mais quand même football na final saltige. football na final saltige final boobu ñu géyee leen. waaw mais ko moom après jaraaf la ne woon. waaw mais comme jaar na saltige rek waroon nañ ko. jaar saltige rek dafa war a tax nga nekk comme directeur ah bu fekkoon ne ku football saltige rek nekk comme directeur foofu. mais moom nee na si comité directeur bi la bokk man wax na ma ko. moom la bokkoon mais bokkatu si su ma rakk la moom bokkoon na si mais bokkatu si. kon instant bi ñu koy dàq noonu bokkatu si. booba maa ngi toog convoqué wuñu kenn réunion bi moom convoqué wuñu ko mu ñëw gars yi génn ka loolu la c'est logique yow comité directeur tu n'es pas convoqué loo faa def te yow booba jox nañ la sa notification ah loolu la. waaw mais nag waaw mi ngi noonu yéen ñi ñuy seetaan tey Père Pathé Gueye moom lañ jël si dégg ngeen loolu mu wax si saltige dégg wax na aussi. jaar-jaaram yaakaar naa ñu ngi suñu deuxième partie war a nekk suñu fin émission waa Père Pathé tey ñu gis footballu équipe nationale bu Sénégal parce que lu bon xam nga tuuti si football toujours équipe nationale di dem CAN ñuy dem ba final di am yaakaar ñuy échec pour yow lan la dañ amul joueur dañ amul équipe wala qu'est-ce qu'il y a wala dafa am ñuy yàq fii si ginnaaw. non ay yàq yi sax yow da nga teg de côté. parce que équipe nationale. équipe bu baax a baax la. sélection bu baax la. man biñ ma interviewé stade waxoon naa si lu ma xam parce que man li ma mënul woon comprendre mooy équipe nationale boo xam ne chaque match mu am 4-3-4 yu bees ab équipe nationale day am base ab ossature waaw ñoo xam ne ñii jaay gerte sax dinañ xam 2000 maire yi koo nekk équipe nationale mu classé la ko 2000. kon yow léegi le problème lan la. le problème mooy Aliou Cissé mu jël équipe boo xam ne day continuer parce que li muy essayé moo bari kon Aliou Cissé baaxul. non du ma ne baaxul mais parce que du moom rek moo yor foofu. am na ñu koy accompagner ñu koy kii nii
mais muy dégg waxi ñooñu waaw Aliou Cissé li muy essayé moo bari joueur Sénégal li fi ne si joueur dafa bari te ñoom ñëpp ñu ngi à l'étranger bu fekkee ne ku tourné rek nga indi loolu doo mën a am équipe bu baax. mais nan la ñu yore équipe pour yow. ah ay équipe day am ossature base ñoo xam ne ñi tant que ñu ngi en forme dañuy football loolu mooy am équipe waaw mais toujours essayer nan ngaa équipe bi nan la équipe bi di huiler nan équipe day am système de jeu boo xam ne bii ku gëmm sax di nga xam fi sa morom ne. yow kon léegi sa xalaat Sénégal kañ lay jël coupe. ah bii ñëw mën nañ ko jël de. waaw ak joueurs yi ñu yor actuellement nii. mën nañ jël coupe du Sénégal. coupe d'Afrique. coupe d'Afrique coupe d'Afrique mën nañ ko jël moom bii ñëw nii. buñ ko jëlee dootuñu ko gaaw a jël. loolu foo ko teg. parce que fi mu ne nii ñu ngi les meilleurs joueurs du monde fi mu ne nii ñu ngi si moom fii au Sénégal. waaw Sénégal fi mu ne nii joueurs yi ñu yor à l'étranger. si ñii gën a baax si joueurs yi addina bi la bokk. kon yow gëmoo ne am na ñu yàq si ginnaaw quoi. non loolu da nga kaa sous-entendre rek parce que loolu boo ko tegee def sa bopp nii. bon doo dem fenn. yow daal gëmal sa équipe. xool say joueurs parce que joueurs yi ñu am nii amul équipe bu ñu mën a dem te duñ football. mais tey ñu ñëwaat tuuti si Saltigué instant bi équipe de football bi est-ce que xam nga ne amatul. si li ma mujjee dégg maanaam amatul c'est-à-dire comme ni mu doon fonctionner tu ko. si am na dafa commencé gul. seen championnat moo commencé gul. parce que fi mu ne nii Ligue 1 moo commencé régional 1 ak national 1 national 2. mais Saltigué moom mooy division bi mujjee. foofu moo ñoo commencé gul. mais Saltigué wàcc na de foofu mu toll noonu est-ce que xalaat ngeen ne yéegaat. Saltigué en tout cas pour mu yéeg moom. il faut comme li ma laay ja waxoon rek. suma émission bi moom. pour mu yéeg il faut ñu am recrutement bu baax parce que Teungueth FC. am na joueurs yoo xam ne du leen utiliser. te joueurs yu baax lañu da ngaa def prêt joueurs yi Teungueth FC yooyu football ñu def leen prêt ñu ñëw football Saltigué benn année nga dal di yéeg. pour yow kan moo war a def loolu président bi la wala entraîneur bi. entraîneur bi amul moyen yi mu ko defee. ku ko war a def parce que entraîneur yi loolu ça dépend si choix président parce que man bu fekkee amoon na réunion nii. man dinaa poser question boobu. waaw parce que mais encore xam nga dañ ko jël réunion. depuis kii bi temps bi kii bi commencé ba léegi amul réunion comité directeur. waaw mais équipe bi football bi moom bu commencé parce que Mongol mooy entraîneur bi. waaw te am na ay booy jokkul booy yu bari ñu ngi foofu. mais nag xam nga joueur pour yéeg ute naag ba ñëw football nii pour ay championnat kii parce que ay 4 matchs la yoo football 3 matchs 4 matchs nga yéeg mais bi passé dernière minute ay Bargny ay Mbao yooyu ñoo lay éliminer xam nga c'est pas normal ak Saltigué fi mu toll nii. waaw donc Saltigué nekkoon équipe bu mag tey moo dem ba wàcc. même Mbao sax moo ñu raw Mbao mu ngi national 2. Mbao est-ce que loolu logique la pour yow. loolu encadrement yi baaxul. non encadrement yi mën na baax sax parce que xam nga lii andi lépp mooy Saltigué bi ñu wàccee dañ mujjoon a jël équipe bi yóbbu ko yaakaar équipe football bi. yaakaar moom lañ muté woon foofu léegi Saltigué amatul woon football. amoon na 4 disciplines handball volley athlétisme ay yooyu natation yooyu natation bi sax supprimé nañ ko mais après temps yi lañ ñëw ba ñoom it ku la yooyu ñëwee si lañ ñëw indiwaat Saltigué équipe bi. comme demee noonu est-ce que xalaatoo ñu changer comité bi yëpp indiwaat ñu bees ba xam ñu xool. directeur loolu dina jafañ de comité directeur kenn masul gis comité directeur assemblée nationale toujours dina am pourcentage boo xam ne mooy des toujours day am moo xam ne moo des moom. mais ñu def changement quoi. waaw c'est possible parce que man bokkuma si woon léegi bokk naa si. xam nga man mosuma bokk comité Saltigué bi ma bàyyee football ba léegi. mosuma bokk comité directeur Saltigué mais léegi je suis repêché maa ngi comité directeur Saltigué léegi ak su ma yeneen i morom maa nga fa lay seen a nga fa Mongol a nga fa te ñooñu ay ancien footballeur lay seen mooy président section football Mongol entraîneur bi léegi yéen bi ngeen ñëwee ban changement ngeen fa indi. non xam nga football bi commencé gul ñun réunion comité directeur la ñoo def te xam nga réunion comité directeur du ma toog fii si rajo bi di ko wax. waaw ma koy nëbbu quoi. voilà non c'est mooy logique. waaw Père Pathé émission baa ngi noonu jeex na yow loolu da nga bëgg ma dolli waat ma dolli 5 minutes ma dolli 5 minutes boo bëggee ma dolli 5 minutes
mu ñu continuer waaw mais yow 5 minutes rek laa lay may bi nga jógee saltige dama la gis nga nekk njaayeen nekk nawetaan pourquoi loolu. non xam nga avant ma dem saltige boo dama daan ne nawetaan laa jëkkee baax ñoomin Yves ñii Yves moo ne woon président section culturelle sa Ndiayène waaw di si def lu kii nag moom parce que presque bi mu fi jógee ba léegi presque section culturelle bi dafa fay. non parce que man bi seetaan naa la nga góolu njaayeen boobu booy laa mais instant boobu lan moo tax nga jóge saltige wàcc dem nawetaan di góolu waroon nga dépassé loolu. non bu saltige wàccee. waaw xam nga temps boobu deuxième division boo nee deuxième division. am nga droit football nawetaan. parce que première division plus de 5 matchs. doo football nawetaan. mais boo nee deuxième division boo bii njaayeen di reñee fii. booba man Assane Paye Abdoulaye Gueye Moussa Diallo Ndoye Gorgui ay joueurs yu bari ñu ngi doon ñoo ne woon ossature saltige. léegi ñoo daan football njaayeen moo tax liñ daan teg fii lañ daa jël. booba commencé gu ñoo wax njaayeen gaane gi. mais nee na njaayeen mosul jël coupe. dañoo wax rek. njaayeen jël na coupe. dañoo wax rek. gars yi njaayeen dañoo wax dóor nañu salvaaxe ñoomin Paate Njaay xam nga jamono yi ñoom duñ ko fekkee ñun suñu jamono ñun dañ daa jëli coupe. njaayeen mos na jël coupe. dégg nga njaayeen mos na jël. man année la jël coupe. ay coupe 73 bi ñuy football mbaaw coupe du Sénégal junior. dóor nañu fii salvaaxe ñoomin Paate Njaay ñoomin Moussa Aïda. ay Seydou Gueye. ay ñoo leen dóor fii terrain Ndiayène 1-0 booba suñu capitaine suñu chef de quartier Ndoye Gorgui moo marqué woon suñu bii final boobu sax jàpp naa fa penalty Moussa Aïda moo dóor penalty ma jàpp camp yi kaw yi terrain HLM doon nañu fii tamit B2 terrain stade fële booba dañ jël junior bi booba suñu capitaine Badara Sarr moo ne woon capitaine ñu jël junior jël senior doon ñu doon leen 1-0 waa B2 yi boobu Assane Paye moo dugaloon suñu bii camp yi école géej gi keroog maa ngi fàttaloo ko bii bi dafa fël la file yi bal bi ñu naan Ndiayène mosula jël ko ñoom li génération yu bees yi ñoo mosula jël te dem nañ 5 fois final. Ndiayène bees yi nii waaw. yow góolu nga final Ndiayène perte ko wala. si góol naa final Ndiayène perte que nawetaan ñox Léona ñu mën Léona foofu ñu door ko 1-0 mu égaliser dernière minute yi ñu dem série penalty ñu gayeenu par série. série waaw. yaa góor woon série boobu. góol woon série dugal naa jàpp naa. génération bi ay ñan la woon ñan nga bokkaloon terrain bi. Ndiayène. waaw booba ñun la ñun ossature saltige bi ma lay tuddal nii. ñooñu la woon ñoom Assane Paye ñoom Abdoulaye Gueye Moussa Diallo Issa Ciss Salou Ciss ay Gallo Petit Gueye ay équipe bu baax lañ amoon Ndiayène. yow est-ce que am nga chance football ak Mamadou Gueye Kula. waaye man maa ne woon entraîneur am. mosu leen bokk terrain yaa moom. non man maa ne woon entraîneur am parce que man ñaari magam laa daan bokkal muy Assega latéral ak Paate Xooy avant centre bi magam Kula bii muy football boobu man maa ne woon entraîneur équipe bi. kon yow 88 fekk na nga bàyyi football. 86 laa bàyyi. 86 nga bàyyi. moom laa bàyyi football. nawetaan ak lépp. même saltige sax xam nga ay 83 82 yi man maa daan góol réserve saltige. waaw maa daan góol réserve saltige booba ñoom Assane Paye ñu ngi moom rek moo daan football foofu mook lay seen mais man maa daan football kii réserve ba temps boobu dafa am réserve. et puis seen génération déggoon naa ñu naan Assane Paye ñu naan lay seen kan moo si daaxoon football. xam nga Assane Paye lay seen ñoom ñaar ñooy woon équipe nationale ailier équipe nationale Sénégal Algérie. bii woon Kaolack. bii Algérie match suñu la Sénégal 2-2. Assane Paye moo ne woon à droite lay seen ne à gauche. mais ñoom ñaar ko si mënoon. non ku nekk sa style mais Assane Paye moo gënoon a technique moo gënoon mais lay xam nga ailier débordement la dafa gàtt day déborder rek centre courneau yooyu. dafa gaaw dafa gaawoon Assane Paye nag moom technicien la woon Sénégal moo si dàqoon a football. waaw loolu dégg naa ñu wax ko. non dafa am. ma waat Assane Paye rek la bëggoon. Assane Paye boo nekkee ne équipe nationale mais xam nga ñàkk chance rek. mais Assane Paye bi ñu jëlee coupe du Sénégal bi sa déwén sa dafa waroon dem France amoon na contrat CAN. mais après xam na gars yi ñoo ko gis di ko jox lu ay miet mu bàyyi xam nga moom bëggul dem fen yow moom amoo chance wu dem équipe nationale. benn yoon laa am junior moom j'étais convoqué junior. waaw boobu maa ngi modèle de Mbao. léegi senior bi ñu ñëwee senior. léegi man ak Maguette Niang góolu ñaay ñun ñaar ñooy woon concurrencé parce que boobu am na benn journaliste bu ne Soleil Kassé boobu mu ngi daan football Mbao moo ñëw fekk ma entraînement mu ne ma tuyee yaa ngi si liste bi liste équipe nationale bi fekk ñu ngi war a football contre Jaraaf si entraînement ma gaañu si épaule ni
ma dem si guddi laa dem pharmacie jënd élasto takkat suma épaule defar ko élasto ba mu normal mais keroog un grand match laa def salti Mbaaw Jaraaf très grand match après nag bi ñu amee comme ñu gars yi jël bàyyi poste boobu vacant bon léegi après comme moom il était plus jeune moom la gars yi jël après ñu bàyyi ma moom mooy noonu laa ko expliqué Abdoulaye Diaw chance boobu moo tax demoo équipe nationale. dem équipe nationale mais junior senior yëpp am naa chance bokk si. waa Père Pathé émission baa ngi noonu jeex na takk yaa ma ñaanoon 5 minutes mais naa la 5 minutes waaw looy tàggoo looy tàggoo. di leen nuyu di la gërëm nag. di leen nuyu di la gërëm di gërëm Samy TV yëpp quoi. affaire bi neex na kontaan nañu trop. waaw di nuyu waa kër gi. di nuyu waa Jokkul. waa diaspora bi. di nuyu waat encore suma ñaari awa yi waaw ñaari awa pour lan awa ñaareel. ñaar ñëpp awa la ñoom ñaar ñu nekkee awa. kii non awa siis la awa jaañ waaw ñoom ñaar ñëpp ku ne awa la tudd. am na P2. waaw awa siis mooy P awa jaañ ay deux waaw loolu la waaw. te du ma fàtte sax am na ko may fàtte Émilie. Émilie mooy kan. benn doom bu ne sanca bu fële Mbayeen. waaw kan ñoom butu kan ñoom Tóor. Émilie Guèye waaw moom dana woon dina ñëw sax mais xam nga contre temps la. mais man amaguma ñaareel dama ñaanal ma am ñaareel. non yow sa kii sa kilifa mooy chef bi kooku moom moo ngi si ñett yow sa papa ak yoon ñett kañ fi mu ne nii kon merci père. waaw non amul problème ba beneen yoon incha allah xam naa ne moom man maa gën a kontaan sax émission bi neex na affaire bi jaar na si yoon di nuyuwaale nag suma gars yi jekke yi moom xam naa ne ma waaw mais attaaya ji nag daa yéex a ñëw attaaya ji benn kaas rek moo ñëwagul wax yow affaire bi di nga gërëm nag parce que affaire bi neex na trop am na ambiance gars yi xam nga rek soo accueillant gis nga ñu ngi liggéey di ree di kii ne affaire bi nii la quoi kontaan maa la gën a kontaan quoi waaw kon waa Sénégal yéen ñu doon seetaan waa diaspora bi yéen ñu doon seetaan gis ngeen kooku mooy Père Pathé Gueye tey wax nañ leen jaar-jaaram wax nañ leen aussi li mu def dégg nga nee na bi mu jëlee coupe du Sénégal fii ñëw dégg nga papaam li mu ko doon wax man reetaan loo na ma sax jël ngeen aussi ay soxnaam nee na moom ñaari aawa la am ñaari aawa la am waaw man ma màggee yàlla naa mel ni moom quoi jël aussi ay sëram ñoom ñëpp wax nañ lu nice gërëm naa leen sant naa leen di leen ñaanal yéen aussi ngeen ñaanal ma seen xarit seen doom Birame Doumbane mooy doon présenter émission bi ba dimanche prochaine incha allahu rabbi merci beaucoup jërë ngeen jëf merci. May leen ma man nañ